tool bi moom gis nañ ci sunu bopp bu baax a baax waaye dañuy ñaan ku ñu gën a lii daal dooleel ci ay yooyu ndax des na ay salade ak am nañ salade sax ak yooyu gis nga ko salade baa ngi ni ñor na pom lii bi am nañ kanja mu ñor am nañ kamaate mu ñor am batansa ak soble baa nga ne ñor na ak kanja ak yooyu yëpp waaye dañoo amul ay yëfu cin daal moom des na moom carotte ak supame ak lii ñambi ak lii pombiteer ak nawe waaw loolu moom suñ ko amoon dëkk bi dina gën a naat ak yëpp Sénégal ndax ñun buñ paree yëpp la ñuy jaay waaw bopp yëpp Bambey waaw dañuy jaay ba Bambey ak dëkk yu ñu wër yëpp biñ yeewoo dañ doon dem root ndox di nga ci am 20 paan wala fanweeri paan bëgg a wuti mat ak loo toggee kamaateeg yooyu yëpp te ngay paas Bambey 200 ñëwaat paasaat 200 te loolu yëpp amatut ñu rooti ndoxu naan si suñu kër lan koy duyee duñu jëndi ay yëfu cin yooyu yëpp suñu dangay ñëw fii sa tool bi am sa yëpp fàtte woon naa bisaab sax am nañ bisaab yëpp a ngi ci tool bi waaw. waaw ñun maanaam projet bi daf ñoo tàggat fi mu ne nii ñu ngi dugg am nañ ci at léegi nag buñ ñu tàggatee ba pare avant ñuy tàggat sax ñoom dañoo ñëwoon si dëkk bi def suñu assemblée générale ñu daal di tànn suñu comité tànn président adjoint secrétaire adjoint trésorier adjoint ak commissaire au compte ak seen adjoint léegi biñ paree si loolu la ñu yóbbu fële forêt Silane bi fa la ñu defee suñu coaching guichet ak Cheikh Omar léegi ñu gën ñoo tàggataat léegi wax ñu projet bi ni muy doxe tamitam liggéey bi nan la ak ku ci nekk sa rôle trésorier lii mooy rôle am man may saytu lépp loo xamante ne nii day dugg di génn muy wàllu xaalis wala wàllu matériel lépp lu fi dugg man maa koy saytu bu dee xaalis maa koy saytu te tamit am naa samay document li ma koy justifier maanaam bu ma dugalee xaalis am na ma koy justifier reçu wala pièce wala facture wala fiche de paiement wala fiche de transport yooyu yëpp am naa ko bu dee wàllu kii loo xamante ni dama ko génne ci sama kees te amu fu ma ko justifier sama bon de caisse foofu laa koy bind léegi ma signé sama bénéficiaire signé président signé waaw su fekkente ne tamitam ci wàllu kii bi la matériel yi dañ koy jël def ko en fiche stock lu ci nekk ñu xam li ciy dugg lu génn ñu xam ne lii génn na fu mu dugg ak li ci des waaw maanaam yokk njàppale yi moom wax dëgg fi mu ne nii moom jàppale nañu waaye bu ñu gënoon a jàppale tamit mu gën a baax si ñun ndax booy xool tey ñun jigéen ñi ñun ñëpp dañoo booloo nekk benn si tool bi mais jeunes yi nga xamante ni ñu amaguñu fu ñu jàpp tamitam ñu am fu ñu leen jàppale. bu fekkente ni ci wàllu ndox mi tamitam xam nga ndox mi dafa neex buñ sañoon defar ñu benn tuyau yoo xamante ne ni ndox mi day dugg si dëkk bi ñu ciy jëfandikoo bu fekkee ci wàllu arrosage bi tamitam am na kii yoo xamante ni tool yoo xamante ne ay robinet la da ngay ubbi ñuy arrosé sans pour autant ngay tàng ay arrosoir di arrosé loolu tamit bu ñu ci gënoon a jàppale aussi day gën a baax. projet bi avant muy commencé dafa ñu ñëw ñu ànd ak ñun taxawal benn bureau bu ñuy wax comité villageois Kër Seck comité boobu dañu ànd ak ñun def benn assemblée générale ci dëkk bi ñëpp daje muy mag xale góor jigéen yëpp ñu daje ñu tànn benn bureau boobu yàlla dogal man bi ñu tànn ñu def ma président ma ànd ak équipe bi ma àndal ñu trésorier secrétaire adjoint commissaire au compte yëpp ak animatrice ñooñu lañ tànnoon léegi après bi ñu leen tànn tam ñoom ci départ bi ñu tàggat na si kenn ku nekk lan mooy sa warteef si biir comité bi muy président muy équipe bi ma àndal yëpp ñu tàggat ñu après bi ñu tàggatee jox nañ ñu ay jumtukaay yu nga xam ne ci la ñu di liggéeyee loolu mooy départu projet bi. wute nañu bu baax mun naa ne sax jege ñante wuñu parce que projet SOSL moom lépp lu muy def day ñëw jëlee ko ci ñun laaj nu lan mooy suñu bëgg-bëgg lan mooy suñu xalaat fi ñu bëgg a jëm lan mooy ci suñu gàllankoor mu yóbbu bu dee lu mu ñu war a tàggat mu tàggat ñu bu dee jumtukaay mu war a jàppale lépp lu mu jëmoon mu jàppale nu ci kon wute na ak yeneen projet yi ni ñuy doxee bu baax a baax
mun naa ne waa ñaari tool yi benn bi pépinière la. Pépinière mooy fi ñuy defaree garabu yi ñuy jëmbat si àll pour dolliwaat àll bi ngir xeex ak ndaana foy-foy yi bu ñu seet sax projet bi doolee projet bi dëgg-dëgg mooy ci wàllu garab la bokk te ku ñëw kër sax xam ne garab yëngu nañ ci bu baax a baax parce que tey am nañu benn forêt classée bu nga xam ne mu ngi toll ci 20 hectares tey booy dugg da ngay seet foo jaar ne mënoo waaxu rek dem loolu itam la ñu gën a soññ wonnu lan mooy njariñu lool parce que kenn ku ne xam ne ku bëgg wax garab wax taw ku wax garab suuf wax garab parce que suuf garab moo koy téye ba du dem aussi garab yi mooy tax taw di am parce que borom xam ne nañ mën nañ ci exemple mooy ralentir boo toppee yoon ay doodaan yi ñuy defar nga xam ne boo dawee alerte boo egsi itam da ngay taxaw yot ndànk ba nga koy jàll door a mën a dawaat noonu lay def ak xiin fépp fu nga xam ne dafa am taw dafa am garab bu fa xiin yegsee dafay def pause taxaw mën fa sotti lu bëri kon def naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne ni garab da koy jëriñ bu baax tey ñun ay béykat lañ lépp luy indi taw ci mbéy def naa ne ñun kon danañu gën a jàppale nee nañu dafa baax ci dundu doomu aadama parce que garab nee nañu lépp doomu aadama bu dund si biir garab dafa am lu nga xam ne matière bu nga xam daf koy bàyyee garab di ko jël mais garab dafa am matière bu nga xam daf koy dagaase day dundal doomu aadama suuf si itam noonu la ci mel suuf bu amee garab daf koy téye ngelaw du ko yóbbu suuf sax day mën a am doole loo ci def mu toog xaar la day mën a jur ci sa mbéy yi ngay béy ay rendement boobu pour maraîchage la xëy na réewul ba waaw boobu jigéen ñi ñoo fa nekk sax la fa nekk si jigéen doon na ci 74 femmes juróom-ñaar fukk ak ñeent ñu ànd ak benn góor bu leen di jàppale xëy na ak bon walante yi nga xam ne dañ fay jaar leen te gën a orienté yooyu boobu primaire moo fa nekk yooyu tam wax dëgg yàlla mën naa ne jigéen ña fa nekk parce que boo seetee tuuru tool bi mu ngi nekk ci 150 mètres mooy clôture bi loolu xaw na ndaw ci juróom-ñaar fukki jigéen ak ñeent di liggéey ci wax dañ ko dagg ay gu ne nekk parce que ñaar fukk ak nangam bu ñu ayee tey def benn fan toog ñaari fan door a ñëwaat mais liñ ci soxloon mooy ñu am expérience pour mën a liggéey xam nañ bu baax tey mbéyu noor gàncax yi fa nangu xam nañ bu baax gàncax gu nga xam ne li mu mën ak rendement yi la mën a jox boo ko defee même benn mètre carré wala ñaari mètre carré wala 10 mètre carré soo ko defee noor bi li mu la mën a génneel yooyu yëpp def naa ne pour expérience la mais bu ñu ko mënoon yokk ba mu gën a yaatu dina gën a baax mais tey jii ndox mi ñu am nii tey yàgg nañu am forage boobu depuis du côté 2004 bi ñu ko projet PACD moo ko gasoon ñaar fukkat voilà yu bëgg a topp boobaak léegi nii ñu ngi ci daw pour fexe parce que projet daf ko def rek jeex muy ci dernière phase am la nekkoon mu jeex yàlla dogal projet bi dellusi wut ñu topp ci boobaak léegi di wër équipement mais mu doon am ndox mu neex la mu doy bu nga xam ne nii képp ku naan da ngay jàpp ne moo dàq ki ren noonu la mel ci gàncax gi parce que kenn ku taxaw fee xam ne gàncax gi ndox mu neex moo ko melal nii kon côté boobu mën naa ne saafara na jafe-jafe boobu mooy ci wàllu ndox mu naqar ma dégagé wu na ndox mu neex ñëw na. ñu gunge population yi dañoo bëgg a rompre ak approche classique bi nga xam ne mooy ñëw di def ay équipe de projet di teg ay animateurs au niveau central di teg ay coordonnateurs au niveau central ñuy doxal liggéey bi ñuy ñëw di liggéey si di ñibbi su boobaa ñu ne projet madame Tall du ñu wax mukk sunu projet dañoo bëgg léegi bénéficiaire di wax sunu projet boobu nag moo andi ñoom dañ leen fekk seen gox ñu woote ndaje dëkk bi yëpp tase ñu ne teg leen kuréel boo xam ne moo leen di yoral projet bi di ko doxal di ko saytu ñu tuddi ko comité de gestion villageois loolu ñu ngi ko taxawal ci dorteel projet bi ñoom ñoo tànnal seen bopp bureau ba ka cay jiitu ka ca topp ka ca toppat ku nekk président secrétaire trésorier poste yëpp ñoo ko jëlal seen bopp ñu teg ci ñu ne leen du ñu andi animateur classique tànnal leen seen biir koo xam ne am na tuuti njàng rek pour mën a bind pour mu nekkal leen lu ñuy wax animateur endogène parce que dañoo wax développement endogène ñoo ko tànnal seen bopp muy seen employé weer bu dee ñu di ko neexal waxuñu fay de ñu joxe salaire ndax dañoo bëgg bés bu projet bi jeexee ñu continuer di mën di ko neexal kon nag indemnité lañ koy jox boo xam ne dinañ ko antan bu projet bi jeexee ñu mën a wëyal seen projet parce que loolu mooy la durabilité ñu tànn kooku mu taxaw ci seen wet ñu boole leen ñoom ñëpp tàggat leen ci seen ndombal tànk ci seen ay mission pour ñu mën a doxal seen rôle alors seen rôle yooyu na pour ñu doxal ko jox nañ leen ay jumtuwaay yu ñuy wax ay outils de gestion gis ngeen ko ci terrain bi bañ ca paree ñu di leen di gunge ñan ñoo def loolu
ñi nga xamante ne ni mooy service technique yi nga xam ne état bi moo leen fi teg te seen xam-xam màcc ci loolu mooy développement communautaire mooy service appui au développement local ñoom madame Fall Badiane ñu ngi leen di sant di leen gërëm mooy itam ay personnes ressources yu ñu wuti pour compléter expertise bi mooy ñoo xam ne ay consultants lañ ci wàllu développement organisationnel wala ñuy ay experts ci wàllu horticulture bi ñuy def ñooñu ñoo ñëw nag nekkuñu ay formateur rek dem de déedéet dañu leen a woo ay coach ku ne xam ne lu coach di signifier ci football kon nag coach mooy ki lay tette mooy yaay bi lay jàpp di la jàngal ngay teg un pas en avant un pas ba nga mën a dëgër ngay demal sa bopp. alors ces coachs là ñoom chaque mois dañuy ñëw ñu def ay session de coaching di leen ànd ak ñoom di leen wan liggéey bi nu koy doxale nu ñuy utiliser xarala donc jumtuwaay yu ñu leen jox pour gérer seen ay activités. taxaw seetlu bi kon dañoo bëgg a ñëw ñun nag ñu xool gannaaw at bi ñu déroulé lan la ñu donc am ci terrain bi comme résultat lan la ñu am ci terrain bi comme difficulté ñu daal di mën ko partager avec les responsables newoon naa leen local et administratif moo tax préfet tey teew fi ñun ñoo ko invité mu ñëw ndax ñun jàpp nañ ne moom tam acteur la ci projet bi sous préfet bi yi teew donc maire yi teew ak service technique yeeg partenaire donc opérationnel yëpp ñu ngi teew pour ñu def taxaw seetlu boobu parce que il faut que ñu xool li ñu def baax na wala baaxul ndax ñoo ngi ci yoon wi wala wàcc nañ yoon wi est-ce que objectif yi ñoo ngi ko jàpp jot nañ ko wala manqué na nu ñuy def ba andi apporter ay mesures correctives pour gën a mën a aller vers l'atteinte des résultats et des objectifs pour ce qui reste du projet. li ci baax mooy li nga xam ne ñun moom la ñuy wut ñun kii bi lu ñuy wax réalisation yi prétexte la ñun li ñu bëgg mooy changer mentalité changer comportement en matière de développement bu ñu xaarati état pour mu ñëw di leen andil ñun dañuy développer bu ñu xaarati ONG pour mu leen andil ne dañuy développer dañu bëgg développement bi ñëw ci ñoom juddoo ci ñoom màgge ci ñoom ñu nekk yor ko c'est ça le développement endogène te loolu yaakaar naa am nañ ci résultat fuñ ci dem fu ne gis ngeen ne comité de gestion yi jël nañ seen responsabilité xam nañ ñoom ñooy ñan xam nañ li nga xam ne moom la ñuy def ndax madame Tall moo ko moom wala ñoom ñoo ko moom wax nañ leen ko madame Tall bu soxlaa doomu kànja ci seen tool yi da koy fay amul droit jël ko fa donc loolu ñoom xam nañ ko beneen bi am nañ responsabilité bu toll ni tey dañoo développer ay initiative yoo xam ne projet bi waxu leen ko santu leen ko joxu leen ko seen xalaatu bopp la seen créativité bopp la fu ci mel ni Kër Seeg dem nañ ba tabax château d'eau ci seen xaalisu bopp ba ñu taxawle pépinière garab bi ba ñu jaay ay garab ba am seen xaalis lu ñu xalaat mooy dëgg la projet bi andil nañu ay système d'irrigation réseau d'irrigation ndox bi ñëw na mais ñun dañoo bëgg a def château d'eau boo xam ne ndox bu neex bi ñu jëlee ci forage bi kat duñ ko arrosé kese dañu koy naan tamit parce que ndox la bu baax ci sunu santé alors ñoom tey ji tabaxal nañ seen bopp loolu te jógewul ci financement projet bi seen autofinancement la léegi ñoom am nañ ay jumtuwaay yoo mën nañ ko utiliser ñoo ngi koy utiliser wan nañ ñu ko gis nañ ne maîtriser nañ ko loolu yëpp ay résultats yu positif la beneen résultat bi mooy dem nañ fu mel ni dëkk bu tudd Kër Koli Thiaw fa lañ nekk ni dëkk bu tudd Kër Koli Diouf nee nañ ñoom mosuñoo xam lu ñuy defee mbayum dër ñoom mbayum nawet rek la ñu xam te ku nekk xam ne maire bi wax na ko mbayum nawet dafa nekk activité boo xam ne dafa vulnérable ndax nawet bi yàlla moo ko moom te nawet bi temps yi ku ne xam ne na sooxe na ak changement climatique yi donc gannaaw demee na noonu il faut ñu mën a am mbay mu ñuy maîtriser mooy am ndox mu ñu maîtriser am suuf suñu maîtriser pour mën ko def alors ñoom tey dem nañu ba ne ñoom maraîchage bii ñu jàng tey ñoom nekk na lu rëy ci ñoom ndax musuñu koo xam musuñu koo pratiquer c'est la première fois. parce que benn périmètre boo gis nga gis ñu ne la ay 80 femmes ñoo siy liggéey ay 40 nit góor ñoo siy liggéey loolu lu am solo la. waxuma sax xaalis bi nga xam ne dinañ ko ci am mais légumes yi nga xam ne dinañ ko ci jëlee pour ñoom seen dund loolu dafa baax ci lutte insuffisance alimentaire bi nga xam ne ñu ngi koy am depuis quelques années ak taw yi nga xam ne wàññeeku na bu baax a baax suuf yi ñu ngi commencé di yàqu ndax benn culture bi nga xam ne moom lañ tàmm def muy gerte ak dugub donc baax na ñu am ay diversification bi nga xam ne dinañu permettre ñu mën a am koom mais aussi am dundin bu gën a mucc ayib. donc loolu importance projet bi la wane nañ ay résultats yu am solo ci dëkk yu bëri même si gis nañu ay jafe-jafe te loolu normal la projet buy door a commencé def benn at jafe-jafe mun see ñàkk wante yàlla def na ne teel nañ gis jafe-jafe yooyu te ñun ñi ngi door a ñëw wante engagé wu nañ pour jàppale projet bi pour que ñu mën a indi ay
solution si jafe-jafe yi nga xam nañ ko surtout nag si wàllu forêt bi mooy garab yi nga xam dañ ko doon def pour mën a reforester yokk garab yi si gàncax yi si àll bi te loolu mu nekk lu am solo incha allah rabi dinañ si gën a liggéey ak projet bi mais aussi ak d'autres partenaires yi nga xam ne intéressé wu nañu pour li jëm si wàllu environnement pour ñu mën a développer agroforesterie bi te agroforesterie wax naa ko léegi gars yi nekkul rek ay garab yi nga xam ne ñoo fi amoon moom la ñu war a indiwaat dañu war a fexe indi ay garab yi nga xam ne day indi koom loolu mooy tax population yi mën a approprier wu forêt bi parce que ñoom dañu jàpp rek maraîchage moo ëpp solo mais forêt bi mu ngi si am koom-koom bi nga xam ne moo ëpp sax li ñu mën a am si maraîchage bi donc c'est loolu espèces yi ñu war a bay rek la ñu war a xoolaat yi nga xam ne dinañ ko mën a baax na fii suuf si nangu na ko ndox bi nga xam ne am na fi dina ko nangu mais aussi dina mën a génne koom incha allah rabi si fànn yooyu la ñu bëgg a liggéey ak ñoom ak projet bi ñu ngi sant jigéen ñi bu baax a baax di leen wax ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp. alors li tax sax suñu ngërëm li ñu gën ko yokk mooy ñëwuñu rek comme bu njëkk ba nañ ko daan gisee indi seeni projet rek teg nii ngeen di demee déedéet dañoo jël ci ñiñ fi fekk xam ni ay nit yu mat sëkk lañu mat seen bopp mat kilifa jël leen nu mu tuddati yee ci ñoom li doon nelaw mooy bëgg liggéey ak aussi bëgg jariñ seen dëkk vraiment ba former leen ba nga xamante ni tey ñuy yor yu mel nii ba ñu ngi ciy tirer ay lu ñuy dundee di ci tirer aussi li nga xamante ni moom la ñuy fajee seen soxla te duñ ko wuti feneen. yaakaar naa du jar may jàpp seen loxo maire yi ndax ñoom ñoo yor domaine national bi te je crois que ñoom aussi bu ñu fi nekkee lii bu ñu laajee dëkk yi ba ñu jox leen ko lii lañ ci bëgg mooy jàppale population yi pour ñu jëm ci kanam te gannaaw jëm ci kanam boobu mu jublu ci tool yi si la bokk jëm ci kanam boobu ñu mën a jot ci suuf si ci la bokk yaakaar naa ni maire yi moom du ma sonn trop ci di leen topp seen ginnaaw pour ñu def li ñu war a def.